ñu am mbégte ànd ak yéen ci soir d'info ma feggoo ci ak Mouhamed Papis Diaw Papis nuyu naa la ziar la. maa ngi lay fay Abdoulaye. ñuy ziar imam Cheikh Gueye mi ñu àndal Cheikh Gueye mais comme day yëngu ci wàllu diine gi def naa ko imam mais mët na ko it macha allah Cheikh Gueye yaa ngi bokk ci cadre unitaire de l'islam du Sénégal ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu baax. mu am yu bëri yu ñu mën a waxtaanee ci xew-xewu jamono bokk na ci 1 an bi fi corona def lan la ci taxawaayu kilifa diine yi sensibilisation beeg ci ñu dëgmal waaye xew-xew bu mujj bu bees bi ci wàllu politique la laale ak. jiiñ viol bi ñu jiiñ Ousmane Sonko mu war a wuyu ji convocation bi ba mu ko jotee ne woon na du dem ci jamono waaye dafa mel ni kilifa diineem wax na ci di wasilaam waaye di xaritam ba tax déggal na ko nangul ko dem wuyu ji convocation bi Papis Diaw kon ñu jàpp ni dina wuyu ji ci àllarba bi mooy xibaar gi ñu mujj jot laata ñuy tàmbali. laaj bu njëkk bi mooy noo gisee taxawaayu kilifa diine yi ci coow li ak Ousmane Sonko nekk député ñu muri malaanu kiiraayam mu bañoon waaye kilifa diine wax ci ba mu nangu dem. waaw xanaa di nuyu d'abord di leen sant bu baax ci invitation bi di nuyu waa Sénégal yëpp di wax rek ne xëj na nawoon fa woon. loolu lay wax parce que soo xoolee suñu taarix suñu histoire yëpp. réew mi saa yu naree dugg ci yenn jafe-jafe yi dinañ gis taxawaayu kilifa diine yi kilifa diine nag ñaar en général ñaar lay taxawee. ñett benn bi mooy guide religieux donc ñun loolu nangul nañ leen ko ñun ñëpp ku ci nekk am nga sa guide. benn étude bu Afristat def wane na ne plus de 90% des Sénégalais bokk nañ ci ay kuréelu diine. yoo xamee ni kuréel yooyu am nañ njiit. lu njiit loolu wax moom la ñuy topp kon loolu dafa am solo maanaam structuration sociale la boo xamee ni réew mu nekk da ko soxla lu ko mooy da ngay am ay individu nii yoo xamee ne du ñu wuyoo ci dara du ñu ànd ci dara te loolu baaxul ci réew donc loolu force réew mi la même pour lu bu ñu jàkkaarloog mbas wala bu ñu jàkkaarloog jafe-jafe loolu force réew la ñu am loolu donc suñu kilifa diine yi taxawee nañ taxaw googu waaye aussi comme ni ma koy waxee ay tribun lañ parfois aussi c'est-à-dire su réew mi amee yenn jafe-jafe yi am na lu ñu war a wax président de la République wala ay kilifa ci biir wala ci biti souvent nag nit ñi dañuy bëgg lépp xew ci média yi mais ci biir ak ci biti di nga gis ñu yëkkati seen kàddu lii de moom boo ko defee woon nii dina baax lii de boo ko defee woon nii dina baax ci kàddu yu tegginu ñoom noonu la ñuy doxee. mais kàddu yooyu jàpp nañ ni rek troisième figure bi mooy figure modérateur. régulateur. te loolu tamit ay jamono xaj na doon na soxla ñuy dem di wax ak sëñ bi sëñ bi am na luy waaj a xew am na lii am na la mais sëñ yi léegi. yaakaar naa ñoom ñëpp ñu ngi suivre actualité bi. informé en temps réel. en temps réel seen ay conseillers seen ñëpp di suivre aussi donc lu nar a xew. ñoom ci seen bopp dinañ ko xam. ba tax na lu mel nii bettul kenn parce que réew mi effectivement tolloon na ci tension. boo xamee ni nit ñi ragaloon nañ ne Sonko dina continuer di bañ. dem su ko defee ñuy wax ay mandat d'amener ay yeneen ak yeneen loolu risque la woon. ci social ci situation sociale réew mi. donc le fait que benn kilifa diine. te li ci intéressant fii mooy kilifaam la. Serigne Abdou Mbacké koo xamee ni dañu Khady waaw Serigne Abdou Mbacké. Cheikh Khady. Cheikh Khady. donc mu am solo lool que ku ci nekk kilifa nga xamee ni moom nga def kilifa su la waxee nga dégg dama bëgg tamit ñu xam ne kilifa diine yi nañ daan waxee. chaque fois damay dégg ñuy wax naan sa Alaaji Abdou Aziz. nekkatu fi ñuy am nostalgie ñenn ñi. effectivement am na seen wax daana am njariñ. parce que daan nañ ko dugal ci nopp. yoo xamee ni dina dégg. mais léegi nag nuru na ni foofu tamit am nañ ci jafe-jafe. waaw jafe-jafe bi est-ce que justement dafa nekk après ma jox la. est-ce que du dafa nekk ci léegi phénomène bu bees réseaux sociaux yi nga xam ni sëriñ si dañ jàpp ne ku ci wax lu safaanoog ñi nga xam ni ànduñu ci wala yooyu nga dégg loo xam ni teggiwunu say taalibe yi duñ ci kontaan sa waa kër duñ ci kontaan ba moo tax. ñu xaw ci téye seen bopp bu ñu waxee ñu ne dañuy politique bu arrangé ñii wala
dafa safaanoo daal. loolu effectivement am na ci. d'abord parce que kilifa diine boo gis tey am na ay taalibe. ak ay xarit. ñoo xamee ni ñu ngi ci bii boor. ak ci bee boor da ngay gis donc comme ni muy xewee ci suñu famille yëpp. kon day jafe kilifa diine yi léegi di parparlu. soo ko seetloo léegi ñu ci ëpp ci ñoom ci maanaam ci régulation ci médiation la ñuy gën a bëgg a yëngatu. te teel a wax tamit baaxul. kilifa waxam walla kenn waru koo yàpp. ñu war a xaar ba wax jot. ñu wax bu ñuy wax lu am solo. mais fu ñu toll li ñu bëgg ñuy def maanaam fu ñu toll ñuy disperser seen parole nit ñi di ko miin bu yàggee bu yàggee dootuñu ko topp waaye comme li nga wax tamit dëgg la maanaam tey jii nii parole bi dafa libéré wu. Avant sax réseaux sociaux yi c'était vrai. parce que léegi respect ba ñu doon jox kilifa diine avant. mel na ni ci gone yi tey xaw na wàññeeku waaye nag réseaux sociaux moom dafa xaw a doy waar comme ni ma ko doon waxee il y a longtemps sur internet. tout le monde peut être un chien. kenn xamul ku nekk ci ginnaaw écran bi. wala clavier bi donc loolu li muy indi mooy. ku nekk da boo ci nekkee comme kenn contrôlé wu la. kenn miinu la ci li nga yaakaar maanaam da ngay libéré wu. souvent loolu mooy indi jafe-jafe yooyu. waaw damay ñëwaat si li nga wax sànq yaa ngi wax étude bi ñu def ba préciser par exemple autour de 90% ñoo xamante ne dañu bànqaasoo si benn confrérie am nañ njiit et yaa ngi koy préciser bu seen njiit en général bu leen orienté ci fenn dañ ciy topp mais est-ce que loolu nekkul exclusivement ci wàllu diine bi parce que histoire du Sénégal bu gàtt bi war nañu ne dans un passé récent il est arrivé que sur des questions politiques ay guides religieux am coloration talibé dëddu ko. waaw loolu tamit ci évolution yu bees yi la bokk ndax jàpp naa ne ci suñu taarix bi ñu demee ba dans les années 90 quand même am na évolution parce que ay temps ndigal li ñuy tuddee ndigal su jógaan xel xalaatul am ñoo xamee ni dañuy xëtt ndigal bi mais tey nga gis ñoo xamee ni seen intérêt personnel moom lañ jiital ci ndigal loolu dina am surtout lu jëm nag ci biiru politique particulièrement mbiru diine xaj na ba léegi na ndigal meloon gis nañ ko fi résultat yi maanaam bu ñu amee infrastructure bu mag bu ñu war a tabax wala juma wala gis ko Tivaouane gis ko Touba gis ko fii ci Dakar ak yëpp yooyu da ngay gis ne façon ndigal boobu pour lu yokk tariixa yi pour tabaxay yooyu mi ngi loolu ba léegi doole bu mu amoon mi ngi am mais ci politique dafa mel ne dafa xaw a yaraax léegi na mu meloti ni ndax nit ñi dañoo parparloo bi dafa yokk bu ñu fàttee ni léegi ñeenti parti la ñu amoon daanaka 2 camps la woon léegi ñu ngi ci 300 parti bu nekk am na maanaam bëri na ay alliance ay ñi àndoon fii ba yàgg ñoo jóge donc même suñ kilifa yi diine si lecture bi ñu war a am comme ñun rek ci espace politique bi appartenance yi loolu ci boppam sax dafa jafe donc moo tax man jàpp naa looloo tax soo xoolee depuis les années 80 ñoom ci seen bopp dañu wàññi bu baax di joxe ay ndigal jëmale ci ay kilifa parce que jàpp nañ ne nekk position supérieure de régulation moom moo ëpp bénéfice te loolu li ñu koy jàppee mooy d'abord c'est le modèle sénégalais waaw tey jii nii dëkk boo gis dafa war a am ay institutions mais dafa war a am aussi mais institution doyul pour doxal dëkk pour stabiliser dëkk yenn saa yi institution des pannes gis nga ko États-Unis gis nga ko mais dafa war a am ay ressources endogènes yoo xamee ni mooy cëslaayu profond yu réew mi yooyu nag bu ñu demee ba mu affaire bi tar yooyu ci lay jóg bu jógee nag mën na am mu am jeexital bu baax li ñuy ñaan rek mooy toujours muy nekk dans l'intérêt général dans le sens de l'intérêt général professeur gis nañu par exemple ci léegi on va s'arrêter sur les marabouts sëriñ yi ñoom seen bopp gis nañ de plus en plus l'expérience a prouvé que ci wàllu ndigal bi amuñu fa doole trop l'expérience l'a prouvé ils se sont arrangés en tout cas pour gën a moins présent sur les ndigal mais le constat par ailleurs c'est que da ngay gis marabout bu ne man politicien là j'appartiens à tel camp voici mon obédience politique. waaw loolu tamit ci évolution yu bees yi la ñun bind nañ ci benn livre tudd état société islam au Sénégal
man ak Abdou Salam Fall ak keneen ñeneen ñaar li ñu ci fésal mooy am na évolution ci diggante boobu ndax effectivement léegi sëriñ bi nekkatul koo xamee ni juste day joxe ndigal pour kii wax sëriñ bi ci boppam il va être élu mais ça dépend aussi ban profilu sëriñ. politicien affirmé man je trouve que loolu tamit su fekkee encadré nañ ko mën na nekk une bonne chose parce que sëriñ bi bu ñëwee am na benn profil bu bees bu muy indi ci espace public bi bu fekkee nekk ñëwul di politique comme politiciens yi ñu doon def nekk ci coow li pëccxoo bi waxanteelu ñaaw indi ay éthique indi une façon de faire loolu war na mën a nekk lu bénéfique ndax espace public da ko soxla ndax suñu espace politique ku ne xam na ni maanaam c'est trop partisan d'un côté mais en même temps ni ñu ko exprimer maanaam boobu far léegi de plus en plus dafa violent day comme ay écurie mbër fi mu nekk nii la ñu am à la place des partis donc loolu tamit kilifa diine bu ci dugg yaa ngi ciy dugg aussi avec des risques. C'est sûr que loolu tamit risque la mais nag gis naa ne évolution tendance lourde la. Normalement on va avoir de plus en plus des marabouts dans l'espace politique. Maintenant lan lañ ci apporter loolu xam naa ne dina laaj ay gëstu yu gën a xóot. mais amul inconvénient. waaw certainement am na ay inconvénients parce que du seen milieu naturel ça aussi il faut le dire en général bu ñu delloo ci taarix ñoom bi nga xamee ni soxla nañ li ñuy wax seen kàddu gën a fës ci réew mi jàppale nañ sax ay partis politiques pour ñu judd. donc ay PDS. ay yenn partis yëpp da ngay gis ne ay kilifa diine ñoo leen jàppale. mel ni sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma. ñoom sëñ Cheikh Ibrahima Niass. mais déjà loolu yëpp li ñuy wax ni yëpp du bees parce que même sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. créé woon na parti. am na aussi ay partis yu fi judd dans les années. dans les années 90. loolu bu ñu posé problème bi. waaw ñu ko tàmbali ni ñu ko defaree macha allah. mais li tax question bi di posé mooy aujourd'hui du ñoom Hadj Malick Hadj Serigne Touba c'est du ñooñu. mais tey jii ñii taxawaayu Serigne ñooy def loo xamante ni dëppoowul dara ak ña ko tàmbali woon li ñu daan def c'est ça le problème en fait. moom laa la wax ma ne la bu fekkee boobu taxawaay la ñuy am ci espace public bi loolu day doon jafe-jafe man en tout cas li ma jàpp mooy kilifa diine bu ñëwee ci espace public dafa war a indi lu bees war a indi éthique. De responsabilité war a indi éthique dans la prise de parole war a aussi repenser la politique chez nous alors jubluloo politique bi ci intérêt général et non intérêt individuel donc loolu jàpp naa ne bu ñëwee ci espace public dina ci indi lu am solo parce que espace public dafa soxla refonte gis nga ko dem nañ ba sës 300 partis kenn xamatul fan la idéologie féete fan la idée yi féete. débat bi ñaan sax amatul. voilà tur baa fa nekk rek. idéologie moom léegi tur la rek débat moo tax débat yi tamit amatul. soo gisee lépp ci lépp la ñuy débat mu des ci yoon yi. parti bu nekk war a proposer pour réew mi jaar fa. loolu dootuñu ko wax. li ñuy wax rek mooy diw def na lii waa presse bi tamit vraiment am nañ ci solo lool ci mbir moomu ndax. dafa mel ñooy ëffal. ñi ngi jël suñu wàll. waaw def nañ suñu wàll. ñooy ëffal diw doon na kii diw tontu na lii loolu tamit yaakaar naa li koy alimenter la bokk donc pour man en tout cas li may ñaan pour le bien de notre espace civique public politique mooy ay kilifa diine ak même ay kilifa aada nga xamee ni xaj na dinañ indi d'abord. Beneen sensu représentation parce que nit ñi am na benn cër bu ñu leen jox avant sax ñuy dugg ci espace boobu bu ñu indee cër boobu indee ko ak responsabilité indee ko ak ay cëslaayu maanaam jikko yu baax indi cëslaayu diine ci biir espace public man jàpp naa ne lu baax lay doon. alors der am naa benn laaj. ayca waaw ñu doog a dem ci cadre unitaire bi islam bi muy kuréel buy wuyoo l'islam di si dox ñu xool ne dafay am très souvent ay interférences entre le religieux la politique le social et tout dem ba lay andi parfois problème mu crédit discrédité ñenn ñi parce que ils ont une coloration
ñu andiwaat ko ci médiation bi nga xamante ni cadre unitaire bi mu ngi ko jéem a tenté peut-être ci affaire Sonko bi on a wax nañ ko mais qu'est-ce qu'il en est réellement parce que finalement Serigne Sonko moom moo finalisé la chose apparemment et on avait annoncé que cadre bi mu ngi ci tànk yooyu pour non pas du tout xam naa ni kuréel gi nga xamee ni moom lañ ci dégg mooy waa Jamra waaw ñu dem ak Abbé Jacques Seck ñun dañoo jàppoon ne dañu war a teeylu xool mbir mi fan lay mujj en tout cas même bu fekkee du fan lay mujj mais au moins fu mu jëm su ko defee ñu door a xool ban taxawaay lañ ciy am waaye ñun jàpp nañ ne en tout cas cadre unitaire xam nga particularité mooy kuréelu diine yi nekk Sénégal yëpp ñoo ci bokk projet du sax projet médiation loolu souvent c'est accessoire tey jii may wax ak yow nii ñu ngi ci ay médiation yu am solo yoo xam ne mais du politique te médiation ça ne se fait pas dans l'espace ci mbedd mi donc sëriñu daara yi am nañ jafe-jafe bu mag ak état bi fi mu nekk nii non mais loolu du lu ñuy médiatiser ñu ngi ciy liggéey mbiru weer wi xam nga gis na Konakook fi mu ne xaw na am jafe-jafe ñu ngi ciy liggéey tey lañ ci mujj ci daje ak yenn kilifa yi. mais foofu y a eu toujours la contestation. waaw mais donc yu mel noonu li mu laaj mooy ak dal ba pare defee ko ak xam-xam defee ko aussi ak discrétion loolu ci boppam formule boobu réew mi da ko soxla maintenant lii nii lu ñu mënoon na aussi intervenir la bu fekkee réew mi tolloon na foo xam ni xaj na laaj na ko ñuy sant di féliciter aussi ñi nga xam ne ni jéem nañ ci dara même si fi mu nekk nii ku nekk xamoon na ni mu demee xaj na dina jafe rencontrer ay parti parce que déjà parti yi c'était un peu flou wax nañu Sonko mais Sonko keneen kan ngay dem seeti parti bi nga xamee ni moom moo ko porter plainte wala da ngay seeti homme politique yi nga xamee ni ñoom ñoo ko doon ñoo ko kii c'était un peu difficile mais nu monti demee médiation pénale ndegam mooy am waxtuma laa nag médiation religieuse donc loolu tamit lu ñu mën a nangu la ne question la boo xamee ni façon médiation bu ne jar na ko parce que c'est pas une question simple te du question bu ndaw parce que dafa impliquer acteur politique boo xamee ni tey moom moo doon troisième ci dernière élection yi nekk koo xamee ni dafa am aussi lu muy représenter pour ñu bari. waaw parfois professeur da ngay toog ngay réfléchir nga ne en partant de constat bi nga def léegi ne unanimité bi xalif généraux yi def njiitu kër diine yi. ils font l'unanimité c'est les constantes su ma jëlee kaaw Tidiane wala Mouride tous les Mourides dañuy xaar ndigalu sëñ bi ci wàllu àdduna. ñu ne mais pourquoi ces problèmes de religion dans ce pays pourquoi les chefs ñoom seen tarixa yi ñu ko ŋànk pourquoi ñoom du ñu toog on dit que en 30 minutes ils peuvent régler toutes les questions religieuses de ce pays parce que bu ñu si déggoowee joxe ordre bi les gens vont le faire notamment sur l'histoire de la Korité la Tabaski le carême. waaw loolu tamit jar na taxaw parce que man dama jàpp ne loolu ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg tey jii nii bu fekkoon dañ leen ko reconnaître je pense que dafa am loolu dañ ko war def en interaction ak l'État xam nga tey jii nii je pense que ñu bari wax nañ ko fii notamment Bakary Samb bi fi mujjee gouvernance du religieux dafa am sooxe bu mag Sénégal tey jii nii su ma la nee amul benn kuréel ci nguur gi boo xamee ni moom mooy saytu mbiru diine de manière claire. le ministère de l'intérieur c'est autrement appelé ministère du culte. Soo gisee ni nga xamee ni moom la ñuy tuddee ministère de l'intérieur. oui ak de la sécurité publique. waaw d'accord mais xam nga bu ñu defoon ci suuf waaw mais nga gis ca boobu ministère benn direction. mooy on sait que fa lañ ko sërëxal ay kilifa diine sërëxal boobu nag. mooy problème bi. parce que dafa war a nekk gestion boo xamee ni dañ ko war a assumer. renforcer ko parce que benn ci suñu ay ligne de rupture. de la société sénégalaise suñu gëstu yëpp wane na ko depuis très longtemps mooy mbiru diine. d'abord dafa am doole ci nit ñi. individuellement am doole ci espace public yi. mais fi mu nekk nii ñoom dañu am problème interlocuteur problème foo xamee ni fa la ñuy diisoo. ak nguur gi de manière assumée aussi de manière claire fi mu nekk nii ku ci toog waxtaan ci mbiru diine
ak nguur gi rek da nga ko def de manière informelle mais amul fenn foo xamee ni ñi ngi fay toog tey ñu ne fii bii service mooy toppatoo mbiru diine c'est spécifique telle et telle mission lañ ko jox yii ak yii moyen lañ ko jox pour muy lijjanti mbiru diine ci réew mi loolu jafe-jafe bu mag a mag la ci réew mu mel ni Sénégal te man jàpp naa ne bu fekkoon def nañ ko institutionnaliser yenn kilifteef yi jox leen ay mission ñoom tamit ñu di joxe ay représentants ñooñu di liggéey yenn liggéey yi dina am bénéfice lool ci réew mi. laaj bi mooy lu ma ko bëgg laaj ba pare ragal ko. ragal ko laaj ba laaj. laaj ko mais professeur est-ce que Sénégal mën nañ toog di xalaat dans nos rêves dans nos délires toog ba benn un jour benn xalifa général dina jóg ne dama bëgg nekk njiitu réew est-ce que loolu xel mën na ko jàpp. yaakaaruma ko. lu tax yaakaaruma ko parce que d'abord ci seen philosophie ak ci di nga xamee ni noonu la taarixu réew mi bindoo ñoom boobu rôle en tout cas mosul nekk seen mission parce que en fait logique yi nga xamee ni moom la ñu doxee ak logique bi état bi di doxee ñaari logique parallèle la léegi nag de plus en plus ñun ñëpp li nga xamee ni moom la ñuy pousse mooy ñaari logique yi croisé wu daje mais pas kilifa diine yi ñëw jël jël nguur gi loolu ñu bari dañu yaakaar ne xaj na di xool histoire yeneen dëkk ne bu amee rek diine ji moom mooy ëpp doole kii bi politique bi mais man am naa yaakaar ne ñaari champ la yoo xamee ni dañuy complémentaire waaye du ñu nekk ñoo xam ne dañuy concurrencer di compétir ba kilifa diine par exemple un jour surtout nag xalif yi parce que xalif yi seen fonction comme ni ma ko waxee d'abord dañu am ay communautés yu mag yoo xamee ni ñoom la ñuy diriger communauté yooyu yaakaar naa doy na leen ce que impact bi nga xamee ni war nañ ko am ci réew mi ñu ngi koy am suffisamment pour bañ a dem ci beneen camp. professeur dafa diplomate waroon na la ne ancien xalif général mosoo ko dégg ancien président toujours nga dégg ko loolu rek doyoon na tontu professeur. alors ñu dem ci Covid ak islam. ak diine plus généralement. ata ngi nii bés ni ki tey nii coronavirus dugg fi 888 morts des dizaines de milliers d'infectés ak impact bi mu am ci société bi taxawaayu justement diine ji ci corona bi. boo ko doon xayma. taxawaay bu am solo. parce que comme ni ma waxee rek réew mu nekk buy dem ci xeex. day yóbbaale dooleem. te ñun réew mi suñu doole mooy avant tout diine ji moo tax avant sax président de la République ci boppam. di contribuer moom ci boppam ci ay fonds Covid kilifa diine yi ñoo ko njëkk a contribuer seen mobilisation ku nekk gis na ko ci ay étapes yu bëri ci biir jafe-jafe bi ñu joxe l'exemple ñoom ci seen bopp wax nañ jëf nañ donc pour man de ce point de vue là bilan bu satisfaisant lañ su may waxu cadre unitaire ñun déjà ca début ba lañ dem seeti COUS centre des opérations d'urgence waxtaan ak ñoom ne leen bon ban message ngeen jàpp ne kilifa diine yi war nañ ko mën a yëkkati donc ñu am toute une journée de travail ak docteur Bousso ñu koy sant bu baax ak adjoint li bi ñu ci jógee ñu def suñu spot jàll na fii ci TFM jàll feneen ak feneen ay rajo def suñu ay chaque jour ñu dem présent ci réunion bi COUS di def à 8 heures pour faire le point ak ñoom et tout ça donc association yëpp nag ku nekk tamit mobilisé wu na pour dem sur le terrain séddale nañu ay kit ñu ngi sant bu baax aussi waa de ce point de vue là parce que ñoo ñu financé pour ñu mën a jënd ay kit jox ñoo xamee ni kenn joxu leen woon c'est-à-dire muy jàkka yi tëjoon nañ leen tijji leen après daal ne mais ba léegi gisoo benn équipement bu jëm ci ñoom donc ñu jënd ay kit de lavage jox leen jënd ay yeneen élément pour jàppale leen ci mbiru hygiène bi ba fii may waxee ak yow nii semaine prochaine ñi ngi waajal webinaire boo xamee ni ñun ak Tàndaxa ji ak ministère ak IRSF ñoo ko bëgg a def ci teewaayu kilifa diine yi pour ñu expliquer vaccin bi soloom ak ñi nga xam ne est-ce que d'accord nga justement ak yenn imam oustaz yu dem ba méngale bañ a vacciné wu ak xaru waaw loolu moom comme du ma ci dugg wala waxin la rek pour sensibiliser justement xam naa ne am na ñu ko wax
ndax bu fekkee da nga feebar ñu ne la faj a ngi nii nga bañ ko jël am na ñu ko interprété noonu. mais du ma dugg ci interprétation diine bi li ci ëpp solo rek mooy suñu liggéey ñu ngi koy def maanaam mooy sensibiliser nit ñi ci ne vaccin bi moom lu am solo la parce que doon nañ ci dégg lu bëri mais jàpp naa ni fi mu nekk nii xel yi xaw nañu sax fàtte loolu parce que gis nañ ci réew mi te ay borom xam-xam la ñuy waxal tamit kilifa diine yëpp ñu jàng lañ ñu am xam-xam donc xam nañ ne vaccin bi commencé na am impact ci yenn réew yi donc jaadu na ñu wax nit ñi ne leen ñu dem vacciné wu surtout que suñu taarix am na yuy fàttali ne kilifa diine yu mel nii saa yu mosee am même ca peste ba ak yu ne mel muy fii Dakar muy Saint-Louis kilifa diine yi ba ñu bari ñàkkee wóolu mbiru ñàkku ñoom ñoo jugoon taxaw pour loolu am. Papis bëggoon na la question tàgg waaye comme dañoo am patron ci ginnaaw Pierre Da Silva nee na jeex na waaye alors ñu lay remercier bu baax professeur Cheikh Gueye bokk ci cadre unitaire docteur Cheikh Gueye bokk ci cadre unitaire de l'islam au Sénégal Papis Diaw jërëjëf Ablaye ñu dem publicité gannaaw boobu xibaar yi ci wolof incha allah.